waaw man sama tour mooy l'abbé abbé Alain Maurice Ataba donc juddoo fii ci communauté HLM donc mun naa ne HLM fii laa sosoo daal sama lépp la fii HLM. kañ nga ñëw HLM. HLM je suis né en 1962 alors donc c'est pour dire que voilà ci période boobu ça fait plus d'une cinquantaine d'années 55 57 58 ans donc. kon mun nañu wax ni chapelle bi ñu koy installé yaa ngi fi woon. waaw loolu doon na lu dëgg te ñu ngi fàttaliku tamit ñu bare ñi nga xam ne jaar nañu encadré nañu fii ci chapelle bi. donc voilà mais ku ñu ci gën a ràññee nag comme l'abbé doon père Joseph Blon ak sœur Le Lièvre. tu vois santé bi la dañu doon tooñ sax dinaa naka tubaab di santé comme léegi Le Lièvre donc doon na ñoo xam ne vraiment marqué nañu fii ci communauté HLM. waaw catholique yi dañoo ñëw rek fekk fii baaxu père Joseph Blon parce que père Joseph Blon doonoon na koo xam ne communauté bi nga xam ne ñoo nekk fële ca Tugal ca France dañu doon def ab kermesse léegi ci biir kermesse bu nga xam ne ñoom moom lañu doon def dañu doon dugg ko yónnee. donc mu nekkoon koo xam ne daal dëgg-dëgg ku ñu naan borom baax la woon daal borom baax la te boo gisee woon tamit fii wu Saint-Maurice fonction bi jumtuwaay bi c'était pour affaire alphabétisation jàngal sunu yaay yi kàllaamawu nasaraan waaye tamit promotion féminine ñiy jàng ñaw di jàng donc loolu la woon moo taxit boo gisee sax nga dugg fa gis compartiment yi nuñ ko defee di koy ubbi di koy tëj. maanaam dafa nekk comme genre salle de classe daal donc objectif bi loolu la woon avec les sœurs de Saint-Charles waaye nag ba ñu xalaatee nag léegi pour def ci ab jàngu ab église c'est en ce moment là que communauté bi tamit daal di ciy dugal seen loxo pour ñu am bërëb bi nga xam ne fi ñuy jaamoo suñu borom ndaxte sans cela dañu doon dox dem ba paroisse Sainte-Thérèse zone A là-bas pour mun fa jàngee bees. alors donc daal loolu daal moo nekkoon nu mu cosaanoo daal. ñu fàttali ne que chapelle bi day jël en compte waa benn tali waa ñaari tali ak defe naa waa waagu ñaay. waaw dëgg la parce que chapelle bi gis nga nag balaa chapelle bi fii usine benn tali amoon na fu ñu doon woowee foyer Saint-Charles donc mu amoon même vocation bi même fonctionnalité bi loolu moom moo fa nekkoon. léegi daal ñu jóge foofu rek daal di ñëw fii moo taxit waa usine benn tali waa waagu ñaay ci jamono yooyu xalaatu woon ay HLM 5 donc HLM da doon dox 1 2 3 4 ba léegi ba ñu jóge HLM 5 tamit te yootu HLM 5 foofu ci biir foofu tamit li ñu doon gën a wax affaire yu nimisate man maa ngi fàttaliku ba ñu nekkoon xale amoon na fu ñu woowee syndicat waaw bu ñu doon bëgg ay mangoog ay ñama-ñama yooyu foofu rek la ñu doon dem quoi balaa ñuy ñëw après nag. tout le temps dafa doon am ay lakk loolu nag ñooñu moo tax ñu doon nag génne ñu fa nekkoon ñëpp ak seeni baraak ñu daal di koy yóbbu fële syndicat bu nekk fële Pikine. waaw su ma koy wax rek daal ay souvenirs yu bari la may fàttali waaw di ngeen dellu si tuuti ci tabax bi est-ce que ça a été facile est-ce que gaawoon na. waaw tabax bi mun naa ne gaawul ba ma ne mun naa ne gaawul même ba léegi ñi nga xam ne moom la ñu xalaatee moom la ñu bëgg Saint-Maurice doon ci lu mu doon ci origine bi dëgg-dëgg dafa des. ñu dégg nii benn communauté catholique d'Angers ñoom presque bokk nañ ci ñi jàpp ci liggéey bi ba tax sax bi ñuy tuddee kii bi ñu dugal ci seen tur. waaw dëgg la parce que waa Saint-Maurice d'Angers nekk fële ca Tugal waaw ñoom taxawoon nañu mais gis nga affaire bi man je pense que c'est une question de leadership quand je dis de leadership kenn koo xam ne moom mooy mun def benn correspondance boo xam ne affaire jumelage cela veut dire que ñiy jóge fii tey Saint-Maurice mu am ñu fa war a nekk de l'autre côté pour que maintenant le monde est petit quoi pour que déggante bi mu mun a am ñu mun a xam ne lii projet bi ñoom bëgg nañu par exemple mu gën a sore mu gën a dem donc voilà mais boo xoolee comme ñun Saint-Maurice communauté la du ñu naan communauté bu nekkee communauté ko paroisse bi Sainte-Thérèse la. donc naka la ñuy mën a def parce que amoon na ci yenn jamono yoo xam ne jamono cardinal Hyacinthe Thiandoum dañu xalaatoon ne ab curé dina nekk Sainte-Thérèse mais mu am benn l'abbé boo xam ne dañ koy détaché mu mun a ñëw nekk fii Saint-Maurice donc de ce fait que xëy na liggéey bi ak projet bi dina gën a jëm kanam parce que bu fekkee ne am na kenn koo xam ne il est chargé de la communauté de Saint-Maurice ñu amoon yaakaar ne ci lay gën a gaaw mbir mi. waaye bu fekkee ne dafa nekk ci kuppalu Sainte-Thérèse bon Sainte-Thérèse dafa bari ay CEB yu bari
vraiment yaatu na macha allah mais yu mel noonu daal buñ koy xalaat mu am koo xam ne dañ koy détaché ñu ne ko uniquement pour communauté Saint-Maurice. parce que communauté bi yaatu na loolu bu amee rek am naa yaakaar ne projet bi tabax bi wala même agrandissement bi léegi ñuy wax ci lu jëm ci agrandissement bi. fa lañ bëgg jëm ci sax parce que pose première pierre pour réfection chapelle bi depuis 2016 mais les travaux tardent toujours. waaw les travaux ça tarde toujours loolu moom c'est un constat général. mais je dis toujours mbir mi daal mooy équipe bi nga xam ne moom il faut savoir manager gën a ñaax nit ñi tamit mais qu'il soit plus généreux quoi voilà. Abbé du ñu romb te du ñu wax ci fête de Pâques bi ak mbir mi xew fan yi muy coronavirus kenn dematul église kenn mënul prier église ci fête de Pâques bi ngalax amul. Beaucoup de choses yu nit ñi doon def pendant les périodes de fête de Pâques amul donc yow lan la lay def. comme tout fidèle laïque en tant que prêtre aussi j'ai cette nostalgie fi nga xam ne da ngay taxaw di jiite boo gëstoo boo xoolee nga gis église bi fees dell mu doon mbégte ci ñun mbégte boo xamee ne sama ngëm maa ngi koy séddoo di ko partager ak fidèle laïque yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mais lii nga xam ne moom la yàlla bëgg dama naan d'abord yàlla lii yàlla bëgg. jàngoro yu mel nii bu amee kenn ku ci nekk nga mun a aar sa bopp waaye tamit nga aar sa morom. bu fekkee ne tey jii dama ne loolu daal lu garaawul daal lu ñu ànd booloo ci biir ànd booloo boobule mais loolu la musiba daal ñëw te loo xam ne mun na faagal nit mun na jël bakkenu nit mais ma am yaakaar ne dëgg-dëgg li ñuy oote ci ngëm dëgg-dëgg am na loo xam ne dafa des parce que du gis nga dañuy bind ci téere yi ne. jigéen bi dëkk waa Samari ak waa Yaawur ya maanaam waa Jérusalem ak waa Samari ŋaayoo xëccoo dafa mujj am waa Samari dañuy ne ci tund gi la sunu yàlla feeñoo sunu maam Moïse gars yi ne leen déedéet ku bëgg a jaamu yàlla fële ci Yerusalem ngay dem Christ bi Yeesu ne leen bés dina ñëw te déjà ñëw na pour jaamu sa borom yàlla dañ koy jaamu en esprit et en vérité ci xel la ñuy jaamu yàlla ak ci dëgg mu ne kon nag fépp foo muntu nekk rek tey jii mun nga fa jaamu sa borom. métti na waaye nag dëgg-dëgg lii nga xam ne situation bi rek la te comme situation la nag nañu ñaan yàlla rek mu mun ñu koo génnal daal. waaw situation oblige tax ngalax amul te ngalax bi ñëpp xamul nañu ne signe de dialogue islamo-chrétien la dialogue islamo-chrétien boobu fii ci biir HLM yow noo ko gisee. waaw dama koy rafetlu bu baax a baax parce que man dama ne tey jëlee fii Sénégal dañoo toll foo xamee sax dialogue bi dañ ko dépassé ñun dañu naan c'est le vivre ensemble ñun ñoo ànd booloo bokk suñu cité HLM bi bokk tamit suñu Sénégal bu ñuy tàmm di naan Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais dafa fekk loo xam ne suñu maam yi ñoo ko dundee di nga gis kenn koo xam ne tey dafa tudd Alain nga ne ko Alain Thiaw Alain Mendy Alain tel ak yooyu nga ne ko kii des catholique la ndekete du catholique maanaam sunu maam yi sunu papa yi lu ñu seqee woon ak nit xaritoo bi nga xam ne moom nekkoon seen diggante ñoo doon tax ba par guise de reconnaissance wala bëgg a perpétuer tuuru kenn nga jël sa tuuru doom jox ko chrétien bi wala chrétien bi jël tuuru doomam jox ko ki nga xam ne doon na sëriñ mu doon loo xam ne lu ñu koy defee te boo xoolee ñun fii tey HLM ñun ñoo doon ànd di dem di fubali jamono yooyu lan lañ doon wax moom sa réew rek nga doon dégg après moom sa réew nga dégg Bodo après Bodo fii nga daal di dégg tamit la waa HLM 5 ainsi de suite ñun ñoo bokk terrain football bi ñun ñoo bokk koñ yi ñun ñoo doon tàmm di ànd ba màggandoo tey jëlee ñii dem sëyi ñii dugg ci biir yoonu labbe ñii tamit daal di def noonu donc vraiment c'est le vivre ensemble bu ñu naan dialogue day mel ni que am na rëq-rëq yoo xam ne dafay am ak yooyu mais il faut veiller. ñenn ñi dañuy faral di wax ni pour qu'il y ait dialogue il faut qu'il y ait guerre. Il n'y a pas de guerre. Voilà, et il n'y a pas de guerre. Mais vraiment, c'est le vivre ensemble, mom la ñuy def. Lolo tax nak comme on dit, ngalax bi doon na lo xamné né mbirum teranga la. Mbirum teranga. Mais buñu xolé bo xol tamit ci biir bu fekké né chrétien bi jox na ginaar wala leneen japp ci bokku sëriñ bi mais koku dina xalaat né est-ce que buñ ko doon ray kan moko ray? Buñ ko doon ray ndax nit ki wax na bismillah. Mais ñu kon amna ñoo xamné bu fekké né wóorul ñu lekk boobule duñ ko lekk. moo taxit ngalax bi doon loo xam ne nag finalement bon voilà ñëpp sopp ko bëgg ko et puis mu am ci bayre mais feebar bi nag comme on dit tey jilee bu fekkee ne nar nga jël mais nit ki dafay dem dugg kër di ko yóbbu
hygiène bi moom setaay bi moom mi ngi fi moom waxuñu ci mais le fait que yow ngay gàddu sab ngalax dem di dugg ci këroo kër di ko ci joxe mais yow fan ngay jaar fan ngay romb loolu yëpp daal pour aar cofeel bu ñu am ci nit moo ëpp fuuf li nga xam ne doon na ngalax waaw pour aar suñu bopp aar leen moo tax ñun ne ñu muñal rek ba beneen yoon. jërëjëf Abbé. nga fàttali ñu tur bi ak fonction bi. Abbé Alain Maurice Ataba man maay curé Saint-Charles Borromée fële ca Gorée. te boo ma mayee tuuti rek fële Gorée Île de Gorée. te gis nga Île de Gorée. li ma fa fekk ak lu ñuy dundee ba suñu tabaski bu jotee sunu maire Augustin Senghor catholique la ñun dañuy dem ñu jox ñu suñu chaise fii dañuy toog ci esplanade ba ñu daal di julli bu ñu jullee ba pare ñu ñëw ndokkeel imam ak àndandoo bi ak communauté musulmane bi yëpp noonu lañ koy doxal fële ca Gorée moo taxit may gën a insister di naan dëgg-dëgg ñun dépassé nañu dialogue ñun ñu ngi ci vivre ensemble.